di importer ay xale di leen yóbbu ci ay gox mel ni mu ndroo campagne day tax ni xale yi boo leen di wax yooyu sax duñ la mën a gëm trop dañ naan feebar bi amul et que la maladie vraiment existe parce que tey soo demee si hôpitaux yi soo demee si kii de santé yëpp dafa fees ba am tamit feebar bi de siburu bi mi ngi fii ak yëpp raxaale si loolu wax dëgg yàlla metti na trop. d'accord kon mbokk mu nekkoon Badara Kebe nekk ci gox bi kon ñu jàpp ne daal gis ngeen ko ni ñu ko nemmee ne ko ndaw ñi ngi toog mais boo xam lu ci ëpp sol ñu masque mu nekk nag situation boo xamante bu ñu mën a regretter ndax jàpp nañu tey waruloon nit ñi dañu war a sol masque rawat na ñi nga xamante mooy ndaw ñi parce que jàpp nañu daal ñoom ñoo gën a loru ci li nga xamante ne mooy ci troisième vague bi nga xamante ñu ngi koy wax ndax hôpitaux yi wax nañ ko c'est un peu débordé te xool nañ tam gis nañ ne ndaw ñi ñoo ci gën a loru kon bokk ñu gis ni constat bi c'est toujours le même les gens ont du mal à faire respecter les mesures barrières rawat na colinu masque mu doon lu jafe lool fi nga xamante ne mooy ci banlieue bi daanaka xadi colonel jërëjëf Alassane Balde ñu àddu nag jëmale ko ci leneen ñu ngi leen ko doon wax fan yi yëpp conseil constitutionnel matul woon amoon na ku ñàkkoon bakkanam ba tey wutu wuñu ko am yeneen ñaar yoo xamante ni itam seen mandat dafa jeexoon waaye am na décret bu daal di wàcc njiitu réew bi kon daal di nay jël ñett ñoo xamante ne ñoom ñooy remplacer nit ñooñu ne bokk na ci Aminata Ly Ndiaye di magistrat bokk na ci itam Mamadou Badio Camara ak itam Youssoufa Diaw Mbodj ñu ond ci ak Fatimata Diop. am na lu yees ci biir conseil constitutionnel muy ay tête yu bees yu ñu nemmeeku yoo xamante ne daal dinañ leen tabb bu ñu sukkandikoo ci ab bataaxal bokk na ci Mamadou Badio Camara nekkoon fi premier président bu cour suprême ak itamit Youssoufa Diaw Mbodj ancien premier avocat général près la cour suprême mi nga xamante ne ni ki tey jii boole nañ leen ci biir conseil constitutionnel bi ci ab décret présidentiel numéro 221 982 26 juillet 2021 ci noonee bu ñu sukkandikoo ba tey ci biir bataaxal bi mbokk na ci tamit ki la di Seydou Nourou Tall nekk professeur titulaire des universités te it bokk ci biir conseil constitutionnel daal dinañ ko tabb vice-président bu boobee conseil ci décret présidentiel numéro 221 980 bu 26 juillet 2021 waaye itam beneen décret numéro 2021 981 bu 26 juillet daal dina tabb ki nga xamante ne it moom moo di Aminata Ly Ndiaye nekk magistrat nekkoon tamit premier président bu cour d'appel bu Thiès dañu ko boole nag ci biir conseil constitutionnel bi ngir mu daal di yeggali mandat bu fa madame Bousso Diaw Fall mi daal di génn àdduna ci weeru janvier gi ñu génn. Ngok Fatou Abdou nan nga gisee yile nomination. waaw nomination yoo xam ne il a fallu que coow am ba nit ñi wax ba conseil constitutionnel débouté opposition bi ci recours bu mu déposé woon pour que le président de la république doot ko génnee alors que li ñu wax dafa leer empêchement temporaire boo fekkee ne am na maanaam tey ku am doom wala ku feebar wala ku voyager mais koo xam ne dafa faatu ñaar ñoo xam ne depuis le 25 juillet la ñu jël seen i ay retraite ñooñu empêchement définitif la donc amuñu woon sañ-sañ sax pour statuer mu mel ne il l'a compris mais tardivement yeex na ko comprendre yeex na jël dogal léegi nag lan mooy nekk ëllëg guñ li nga xamante ne mooy recours bu opposition bi déposé woon te ñu jàpp ne article 23 bu loi organique dafa wax ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a siéger dañoo war a mat juróom-ñaar wala boog mu am empêchement temporaire donc mu doon ay questions yoo xam ne xëy na dinañ ci indi tontu wala opposition bi am nañu sañ-sañ boo xamante ne ñoom ci seen bopp mën nañu attaqué waat bu fekkee ne yoon mel nañ ko parce que la nga xamante ne moom la ñu génnee te tënkuwul ci li nga xamante ne moom la conseil constitutionnel doxee ba tey nga xamante ne président la amoon na tout ce temps am toutes ces ressources humaines pour remplacer ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi jóge te jóge ba faaw la kenn ki dafa faatu ñaan dañu retraité ñu bàyyi ba tey ba nga xamante ne député opposition ñu doxul ñu leen remplacer foofu problème la je pense. Abdoulaye Mbow. duñu pointé du doigt li nga xam ne mooy la légitimité du conseil constitutionnel waaye mën nañu jiixi jaaxa sur la légalité par rapport ak li nga xam ne conseil constitutionnel génne na ko jëm si wàllu recours bi parce que 4 membres statués am na ñoo xam ne seen xam-xam màcc na si wàllu woowu ñoom contesté nañu li nga xam moo di légalité bi am na kenn koo xam ne dafa bokk tey jii si nguur gi te bokkoon si li nga xam ne moo di société civile parce que bokkul woon fenn ay jamono doon na ko ngañ léegi ànd na ak président moom constitutionnaliste bi ma ngi cay ànd waaye li mën a am ba mën a am moo di janvier ba léegi ba ñu ngi si mois de juillet defe naa ni président amoon na temps bu nécessaire ngir tabb ñett ñooñu nga xam ne ñoo waroon ñëw fi li nga xam ne moo di conseil constitutionnel
waaye xaarandi bi ak yéexantu bi la ñu comprendreul da ngay jël sa stylo daal di signer décret nommé. defe naa ni loolu mënoon nañ ko def bu yàgg mais war ñu xaar bu ñu dugg si imbroglio politico juridique ba ngay daal di tabb après beneen coow judduwaat. defe naa ni yooyu war nañ ko mën a éviter dans un pays de droit bi nga xam ne droit lañ fa war a wax te droit moo fa war a mën a dox. di fàttali Mansour ne opposition parlementaire bi la ñu doon sàkku ci conseil constitutionnel mooy mu saytul leen article ñoom yi ñu visé woon. waaw mais xam nga gàntal na leen. comme li Fatou Abdou joxe comme exemple sànq mais coow bi mooy Abdoulaye Mbow juñu na ko ñi nga xam dañu seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàll boobu. te bi ñu waxee ba léegi kenn weddiwul li ñu wax ci wàllu xam-xam ñu teg ko ci ay textes yi nga xam moom la ñu dëxëñi xam-xam ci Sénégal ci wàllu yoon. nee nañu ni ñu ko statué ni ñu gàntale càkkutéefu opposition bi du yoon mais comme du yoon léegi bu ñu bàyyee loolu continuer sax nañ nanguwaat ni kon conseil constitutionnel validé na loo xam ne du yoon à moins que ñu génne communiqué wala sukkandiku ci wàllu xam-xam wax luy firndeel ñoom li ñu def lu dul yoon nag ci Sénégal moom miin nañu ko ba ci sax coppiteef gi ñuy def constitution bi ci assemblée nationale député yi tey ñu saxal lii suba ñu ñàkk saxal lii même loolu du yoon parce que ak jalgati la démocratie dafay dëgër ni muy dëgëree mooy charte banqaas yi nga xam ne moo ko yenu comme du yoon kay du yoon donc bu ñu tabaatee ñaar ñiy tabaat fekk na conseil bi def na déjà loo xam ne du yoon li ci des nag mooy yeneen procédures yi nekkat ci kanam ndax ñu ngi dëgmal ci élection est-ce que daañu leen bàyyi ñu continuer ci même yoon boobu ñu nekkoon muy def lu dul yoon. jërëjëf Mansour. xam ne ñu ngi lap si géej surtout si grande côte bi. ñeent fukk ak juróom gaañu nañ si. grande côte boobu yàlla moo ko may Sénégal moo leen ko may nag nguur gi daf ko war a aménager plage Malika plage Golf ba sa kaw jëm si kanamu Lac Rose ndaw mi maanaam courant bi dafa am doole courant bu am doole nag dañuy dog courant bi ay jeté lañ fay def wala ñu def ay îlot artificiel loolu nag nguur gee ko man naka nguur gi def pour nit ñi bañ fa labati te li si gënoon a baax mooy ne même mbënn mi bu ñu yóbbee évacuation yi ba foofu mu am ay station pré-traitement si tefes gi dinañ mën a def ay jeté si kaw te ñoom xam nañ ko mën nañ kaa def parce que ñu ngi ko defal sali. maaleykum waa D-Media seen initiative bi rafet na trop mais man sama xalaat mooy man ban réew la ñu nekk ñun Ouest Foire ñu ngi nii mënuñoo am ndox mënuñu koo am ay camion de citerne mooy ñëw sax di ñu may ndox dañuy xew ay 6 heures du matin pour di root ndox ñun nag ñun suñu réew mi ñun fu lañ bëgg a xam ñun fa la ñu nekk ñun fa la ñu toll ñun suñu réew ñun fa la ñu nekk ah loolu nag daal mooy sama cri de cœur quoi ñun sonn nañ. rahmatullah waaye yéen seen TV Alaaji Mansour kii moom yow laa koy booleel moom waa seen o ñii ñu ngi ñuy rey man damaa ñëw facture daawuma am bu ma amee 20 000 francs seer na man benn famille laa waaye bii dañ maa indil facture 61